manifester foofu ba pare am na booy yu bëri yum ci dóor am na si ñaar ñoo xam sax téye woon nañ leen mais par la suite lan leen mujj a bàyyi mais information bi nga xamante ni mooy jaar ci télé yi actuellement mooy que ni waa ji ku illégal la wala li mu doon jaay lu illégal la ba pare gars yi ñëw vengeance lañ doon def pour échar culpa bi ni policiers yi ñoom ñoo ko rey donc ñoom loolu la nekk actuellement di wax te boo duggee ci commentaire yi ñu ngi nekk naan nanu déporté gars yi nan leen yóbbuwaat wala bu fekkee waa ji moo tëbal boppam la moo ci yoonu police ainsi de suite déclaration bi nga xamante ne nag moom la gars yi def actuellement nii mooy premièrement jéem wax que ni mu naan personne est illégale comme élément bi nga xamante ni à chaque instant ñu ngi faral di ko wax beneen bi mooy ñu expliquer réellement li nga xamante ni moo am ba pare ni nanu fexe li nga xamante ni mooy lumière am ci li nga xamante ni mooy mbir mi donc loolu lañ wax bien vrai que am na booy yoo xamante ni nii ñu ngi doon saaga am na booy yoo xamante ni nii meroon noonu parce que dafa xam waa ji parce que waa ji yàgg na fi trop bu ñëwee dee nii day nekk loo xamante ni lu jaaxal nit ñi lay doon donc loolu daal mooy li nga xamante ni en grosso modo moom moo fi am ñu ngi préparé waat aussi beneen manifestation boo xamante ni manifestation bu gën a rëy la dañu bëggoon rek génn ci tàng bi ñëw fi nga xamante ni fi la affaire bi amee woon bien vrai que amul woon autorisation mais police comprendre na accompagner nañu ñu xool ba xam dinañ am gain de cause incha allah. waaw merci beaucoup El Hadj mais mën nañ xam waa ji tur bi naka la ak fa la dëkk ci Sénégal. Porokhane la dëkk tur bi naka la Mamour. waaw xëy na Mamour mais man Porokhane parce que Mamour laa gis si pancarte yi quoi. Porokhane la ko gars yi di woowee d' accord. waa ji Porokhane la gars yi gën a xam ci moom parce que Porokhane la dëkk n'est-ce pas ah. effectivement rakk ji moo dugg kaati. rakk ji. ok d' accord donc dem tee noonu la demee quoi. waaw mais lu leer nañu El Hadj lii ku ko xaw nag xam ne benn violence institutionnelle la bu leer nañu sona violencia institutionnelle te loolu kenn war ko mën a bàyyi muy jàll xam naa tamit message bi dana yegg si suñu frère Serigne Mbaye ñu préparé ci tamit benn manifestation fi Madrid tamit gars yi taxaw ci parce que tamit benn sénégalais bu ñu rey rek wala benn immigré bu ñu rey comme ça ne ñun ñëpp bokk nañ ci quoi parce que yii nii yëpp boo ko tant que arrêté wuñ ko rek moom ci li ñuy jëm nga ñàkk papier ci dëkk bi mbala nga am papier warul tax tamit doo nekk nit mbala kenn du la respecté kenn du la jox cër lii moom foog tamit gars yi taxaw ci def ci ay manifestation yu dëgër taxaw fépp fu ñu ko war a taxawee dem ñaani ay autorisation def seen suñu manifestation foog tamit mu leer foog gars yi def ko foog gars yi taxaw ci parce que gisee ñëpp actuellement nii Sevilla suñu première étape kese lañ def duñu yem fii dañuy continuer waat def yeneen gën a def ruido maanaam gën a def bruit mais aussi fépp foo xamante ne ay immigré ñu ngi fa muy Madrid muy Almeria foo leen mën nekk kenn waxul kenn def lu illégal mais dem leen ngeen ñaan autorisation boo leen amee autorisation ngeen wàcc policiers yi accompagner leen ngeen naqarlu ko parce que bi mu xewee là-bas pièce waa ji génnul àdduna gaa mais bunduxataal bi ñu ko bunduxataal moo taxoon ñëpp mais kii nag bakkan la bu génn àdduna te li ko daal suba mën na dal keneen ginnaaw suba mën na dal keneen donc gaa yëpp nañ taxaw def li nga xamante ni mooy manifestation wane seen mécontentement wane que ni ñun aussi sunu dund gi dund gu am solo parce que tubaab bi dañuy romb am na ñoo xam dañu doon sax reetaan am ñoo xamante ni ñu ngi nu écart li nga xamante ni mooy culpa parce que nit ku ñuul bu génne àdduna dañ yaakaar que ni animal kasi moo génn àdduna bu ñu deewee ci ndox seen yoon nekku ci mais tey imaginer bu fekkoon tubaab la nu rey wala naar wala bu fekkoon doomu Poutine la naar te lii nii aussi sunu président yi war nañ si jot bu baax a baax parce que lii dafa xewati comprendre nga nit ñi dinu bundu xataal comme si que existé woonu quoi dafa metti ku mu doon yow nga xam ne dafa metti koo xamante ni démb wala bërki démb yéen a añandoo comprendre nga ñu xëy tàggale ko ci loo xamante ni nii kenn mënu la ci indil benn leeral baneen ni mooy nga gis commentaire yi nekk naan bon lii kenn mënul xam lan la ñëw ci suñu dëkk ba pare bëgg DSND bëgg ko jiiñ ñi nga xamante ni mooy policiers yi loolu la nekk bi ñu wax actuellement nii am ñoo xamante ni dañu dugg ni gaa yëpp nañ leen jël ñu delloo leen racisme total am na gaa yooyu léegi di gis démb dañ leen dóor ba ñuy bëgg dee racisme la yàlla xam na ko ba pare El Hadj li ngay wax dafa nekk lu am solo moo nekk los medios de comunicación en este país en España todos han mentido porque han dicho claramente que esta persona no tenía papeles y resulta que tú has dicho claramente que tenía papeles que era una persona que estaba en situación regular pour ñu wax ko ci olof li nga doon expliquer léegi nii mooy que ni
événement bi mu amee pare c'est-à-dire média de communication yëpp dañu fen bi nu fen mooy dañu le gars amul woon li nga xamante ni mooy papier persona illégal lañ ko wax yaa ngi comprendre. exactement. dimb live bi ñu doon def Fatou bi ci nekkoon di jaay billet moom waa ji bi mu mujjee dem Sénégal moom moo ko jaay billet waa ji mi ngi ak ay papier am mi ngi ak ay soxnaam ñi muy àndal ñu ngi fii te waa ji yàlla xam na ko taalibe la bëri na ñoo xamante ni fii imam lañ koy oowee bëri na ñoo xamante ni fii ci daayira parce que boo leen xoolee manifestation tay bi ñi ko dirigé woon mooy daayira murid bi nekk fii te am na booy yoo xam dañu pare woon pour joxe seen bakkan yàlla xam na ko am na ñoo xam bañatuñ ci woon dara même bu ñu ànd ak le gars génn àdduna amul problème mais dafa am xeex boo xamante ne nii ñun ñoo koy xeex fii nii am xeex boo xamante ni yéen ñi nekk feneen yéen a koy xeex mais lii nii suñu ay président dañ ci war a jot suñu ay télévision dañ ci war a jot chaque jour dañuy nekk di yàq seen temps ci loo xamante ni amul benn sens gaal yi bu ñu amee problème bu ñuy génn bu leen marine nationale mbëkkee amul problème parce que lan ay nit yu ñuul lañu parce que lan même ay nit yu ñuul ñooñu ay baadoo la lañu comprendre baneen mooy bu ñu ñëwee ba fii nii problème yi nga xamante ni ñun moom la ñuy jànkoonteel amul problème parce que ñun ñoo arrêté gaar suñu bidaa bu ñu ñëwee ñu rey nu amul problème léegi kañ la loolu di arrêté dañuy toog ñun di déglu ay nit ñoo xamante ni seen ay bureau lay nekk climatiseur tiim leen ñoom ñuy wax suñu place fàtte ñi nekk ci ginnaaw seen i doom yi bu nu bëggee jàngi Canada dem jàngi Canada bu nu bëggee jàngi France dem jàngi France suñu su meeting jotee wala nangam suñu yaay yi la ñu solal ay tiset suñu yaay yi la ñu solal no sé quanto jox leen li nga xamante ni mooy ay 1000 francs lu tekkiwul dara boo yi nekk fii nii pendant 10 ans manoo am benn papier boo yi nekk fii pendant des années manoo am dara dafa am loo xamante ni dafa metti quoi douleur bi nag manoo ko sentir nit ki mën na taxaw naan damay empathisar mooy que ni damay tax jéem a taxaw sa place wala ainsi de suite mais bu la dalul wala mu dal koo bokkal ndey ak baay manoo ko comprendre parce que nit koo xamante ni da nga dem di jaay mayo pour loo di dimbalee sa bopp da nga dem di jaay mayo parce que xañ nan la li nga xamante ni mooy liggéey yu baax yëpp nga ni liggéey bi lu mu ñàkk lu mu doyadi dinaa ko def ci magum jëmm ku am 43 ans ñeent fukki at ak ñett yaa ngi comprendre ay policier di la dàq ba nga kenn xamul lan la ñu ne yow yaa jël yow yaa dem simple ci biir ndox après en direct ñëpp di ko gis ni ñu ko doon seppee di ko génnee ci ndox ensima ay mbokkam ak ay frère am génn dem di manifester pour loolu ñu dóor leen dóor yu metti mais imagine leen pour ñu waxtaan ci xel lii nii bu fekkoon doomu Poutine lan ko def wala doomu Joe Biden Amérique lan ko def mais ñun sunu dund bu kañe deewee sax moom moo ëpp doole que nit ku ñuul bu deewee. exactement. donc responsabilité kenn ku nekk la fa nga nekk ngeen def ay organisation def manifestation ba dëkk bépp xam ni lii naqari noonu. waaw Cheikh dama bëggoon wax gars yi ñuy seetaan kenn nañ ñu bàyyi xel des fois foog ñu wax espagnol parce que sa live bi. waaw koy seetaan exactement te ñun message bi ñu bëgg a envoyé tamit dañoo bëgg ñoom tamit ñoom ñu mën ci jot xam li nga xam ne moom moo ñu métti dara nekk ci des fois ñu rëcc la ñu wax ci espagnol na ci gars yi bàyyi xel. El Hadj li nga sànq li nga doon wax sànq li ñu fi doon dugal sa introduction bi discours bi li ma ciy doon rek moo nekk ne démb rek ñu ngi am ak benn réunion ak ministère bi pour rek nga xam ne instant bii nii suñuy gouvernement nekkuñ di def benn genre liggéey bu am njëriñ defuñ dara fu mu nekk nii Cheikh El Hierro dafa fees dell gaal yaa ngi ñëw ba léegi amul benn gaal bu taxaw ñëpp ngi ñëw te loolu li ko fi indi foog ñu taxaw wax ko moo nekk dëkk ba ñi fa nekk suñu condition de vie amul kenn koo xam ne jox nañu cër jox nañu respect dañ fay nekk sa dund du mat soo feebaree doo mën a faju éducation bu kenn mënul nekk ci benn dund ci benn sutura ak ci fulaak fayda lépp dëgg la amaane fi ñu ñëw nii loolu warul tax tamit ñu ñëw yegg si ba ñu fiy rey mais tamit suñuy gouvernement defuñ seen liggéey defuñ li ñu war a def moo tax ñu ñuy bàyyi ñuy ñëw di jaar ci gaal bu ñëwee pare du ñu jox benn genre cër benn genre respect loolu pour dëggal rek li nga xam ne age mu ngi koy wax ñun fi ñu njëkkee toroxal fi ñu njëkkee sànni fi ñu njëkkee seetaan moo nekk suñu réew mi nga xam ne fa lañ juddoo yaroo fa foofu la ñu njëkk a toroxalee sànni ñu dugg ci gaal gi ñëw fee ba pare egg si ñu bëgg a tegaat ay yeneen métit duñu ko nangu foog gars yi taxaw ci xeex ci gaal yaa ngi ñëw ba léegi
tey rek ab benn gaal yegg si na El Hierro dafa fees dell ak ay sénégalais la fees dell ñëpp a ngi ñëw ba léegi nii dañu waxante dëgg. El Hadj lu ma doon wax sànq moo nekk ne tamit kii bi nga xam ne presse bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def lépp lu ñuy bind mooy presse écrit bi fii Espagne ñoom lépp lu ñu wax ñu ngi naan booy bi waa ji moo tëbal boppam te tëbalul boppam ñoom ñoo ko bu max te loolu foog ñu mën ko leeral foog gars yi def las cosas foog ñu aclarar ko foog mu leeral ko. yaa ngi may dégg. espagnol yaa ngi may gis su ma commencé yéen a ngi def dawaat nag. allo ma leen jël de nekk leen ay nit. wala El Hadj waaw ñu ngi lay déglu. yéen ngi may dégg El Hadj ñu ngi lay déglu sa réseau mooy xaw a daw. ñu ngi lay dégg waaw. sa réseau bi daa mel day daw xaaral ma quitté duggaat. xaaral ma dellu si waat. ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg El Hadj. te déjà mucho racisme. mucho racisme. Mucho racismo. Hablo con hablar español. Message ñu bëri. DMT. Ñu hablar español, por favor. Jim. Ñu hablar español, por favor. Vale, si es para las personas que nos piden que hablemos en español, no pasa nada, podemos hablar en español y aclarar un poquito las cosas. Lamentablemente es un inmigrante que ha perdido la vida tras lanzarse al río allí en Sevilla. Fue en un incidente tras salir corriendo y que la policía le persiguió, pues estaba angustiado, nervioso, al final terminó saltando al río. Entonces, y nada, este chico que estáis viendo ahí, que es un compañero nuestro, un activista total, pues acaba de ir El Hadj, pues nada, hoy se ha manifestado allí en una plaza ahí emblemática en Sevilla, pues para quejarse y también mostrar el dolor, ¿no?, que sentimos todos tras su muerte. Estamos todos dolidos y que parece que los inmigrantes es como que si no fuéramos personas y que nos matan como moscas, como les da la gana. Entonces estamos todos en plan en un momento difícil y durísimo. No sé qué más poder explicar, y lo que pedimos es justicia y que las cosas se puedan aclarar de una vez y que sepan dónde está la verdad. Es que no lo entendemos. Y creemos que ningún ser humano se debe de ser y se le trata de esta forma. Es una cosa injusta y nada, y seguiremos peleando y intentar organizar manifestaciones en toda España para que las cosas se puedan aclarar de una manera clara, porque no es justo. Sí, porque la prensa española dice que el chico se saltó, pero resulta que no, dicen claramente que le empujaron. Y eso es una mentira de los medios de comunicación, que no se tiró, le empujaron, y eso hay que dejarlo claro. Además, no era una persona que estaba en situación irregular, sino que tenía documentación y no conseguía un trabajo y finalmente pues terminó estando en la calle vendiendo cosas y ya está. Pero no se tiró, y eso hay que dejarlo claro, le empujaron directamente. Y ponen en sus medios de comunicación que no sabía nadar, es lo que dicen también, que no sabía nadar. Yo no estoy muy seguro, pero según los compañeros, es una persona que tenía 43 años y sabía nadar perfectamente. Entonces, no es que se tiró, sino le empujaron, y eso hay que dejarlo claro.